di leen ñaanal jàmm di nuyu njiitu réew mi son excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani rawatina ak jawrin yu ñu dénk doxalinu réew mi ñu dellusi di leen ziyaara mbokk yi am di jàmm yi seen émission pencum askan wi saa su jot fukki waxtu ak benn jàpp fukki waxtu ak ñaar ngeen ci ànd ak Ibrahim Idriss Wade muy faral di teg loxo ay doomaanu réew mi nga xam ni kenn ku ci nekk ak ci li nga yëngu yaa ngi ci di ci yëngu waaye nag ñu jàpp ni buur bi yàlla moo bind te yamalewul mbokk yi nga xam ni saa suñu yeewoo dañuy bëgg rek di def ay jéego naam bala ñuy yuuxu réew mi lu mu leen di defal ñoom en tant que doomaanu réew ñuy xalaat di saytu li nga xam ni moom la ñuy defar seen réew mu ñu bare ci nag ci tout tànk yi waaye ci ñi nga xam ni ñooy mag ñi nga xam ni ñoo duy expérience yi ñu jaajëfal leen bu baax a baax ulema yi kilifa diine yi kilifa aada yi nekk si tund waalo yi ñu ngi leen di ziyaara ndax jamono toll na fi nga xam ni mbokk yi kenn ku nekk dafa dellu si ci boppam loolu nag nekk loo xam ni jogteef la bu am solo dellu sa bopp mooy ci digle buur bi yàlla ak yonent bu tedd bi Muhammad rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam noonu laay nuyoo aju soxna yëpp fa tabarakallahu di leen dalal jàmm ak mbooloom liggéeykatu la télévision Al Mauritania mbokk yi tey ma nekk ci ndorteel wu doy waar ndaxte non seulement man en tant que Ibrahim Idriss mais réew mi ñoo ñàkk kenn ci ñun ki nga xam ni suñu mbokk kenn ki nga xam ni un grand docteur vraiment muy ya rahmatullahi taala alayhi le docteur Kane Hamidou Baba mu doon ku sës ci ñun doon ku ñu ràññee ci réew mi maa ngi koy jaal doomaanu réew mi ak njiitu réew mi waaye itam mbokk yi nga xam ni ñu ngi ci kujub langub politique gi ak la société civile en entier mbokki réew mi nga xam ni ñu ngi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu xam ne rek buur bi yàlla bu bëggee jàmm bi mooy ñàkk monsieur le président docteur yaa ngi dem wante xol yi ak xalaat yi ñi ngi ak yow di la gunge saa su jot duñ la mës a fàtte di ko jàll aju soxnaam madame Peya Morguey ku baax bokk ci ñun ku ubbeeku fa tabarakallahu ku ko gunge ci dundam di wax rek yàlla na ko buur bi yàlla xaar ca aljana firdawsi bu jaayil Mustafa al Karim Seydina Muhammad ya rasulillah keroog bu ñuy daja ca Wadaan benn baat Ibrahim comment allez-vous et le boulot dafay dolli dooleel doomu aadama noonu rek ndogalub yàlla ci accident fa tabarakallahu noonu rek ba muy dem ci réewu Espagne ba muy génn àdduna fa tabarakallahu di ko sante yàlla waaye nag am nañu yaakaar ci moom ndax melokaanam fa tabarakallahu tey nag ma teg loxo ab ndaanaan laay wax koo xam ni ku màgg la ci réew mi Haj Babacar Diop di ko ziyaara boo leen gisee li nga xam ni moom la ñu jukki ca Wadaan googu la nga xam ni kilifa yu màgg teew nañ fa ngir rek wuyu si réew mi ak wuyu si li nga xam ni mooy yenn ci orientation culturelle ak yenn génn yi nga xam ni réew mi daf koy faral di génn en face di ko wan bitim réew mu am solo Babacar Diop di ko ziyaara leen na lu bare lu ngeen gis ñu jukki ko fa jaar na ci loxoom moom mi mu doon un producteur artistique producteur culturel ñu koy ziyaara ci di ko dalal ci la télévision Al Mauritania mi ngi ànd ak Cheikh Niang di ko ziyaara di ci nuyu mbokki gànni ñoom ñëpp ñuy yëngu ci fànn yi nga xam ni dañuy fexe ba cosaan ak aada dëgër ci réew mi donte ne axe de développement bu am solo la cosaan ak aada ci la ñuy ràññee moomeelu réew am na solo ak xarañteefu yenn yu bare yi nga xam ni surtout suñu tunduwaaloo yële dañ koy faral di def asalaamaaleykum wa rahmatullah Seyd Babacar dalal ak jàmm ci sa télévision Al Mauritanie. maaleykum salaam wa rahmatullah Ibrahima. ñu ngi lay ziare bu baax. di la sant si liggéey bu am solo bi ngay def si askan wi. réew mi am na la njukkal bu baax. mais avant loolu maa ngi comme ni nga wax rek du jaale. askanu Mauritanie yëpp. si sunu grand bi Kane Hamidou Baba yan nag yàlla yërëm xare ko aljana. ku baax ku yiw. donc di ko jaale ñëpp.
waaw perte bu mag la nag pour sunu réew. ak Afrique. parce que c'était un grand monsieur. ah oui vraiment. donc ñoo ngi koy jaale xeet yëpp di ko jaale ñëpp surtout sunu askanu wolof bi ñoo ngi leen koy jaal bu baax. alhamdulilah bon di nuyu sama grand Cheikh Niang. aussi comme ni nga ko waxee rek. c'est un grand monsieur. ba nga xam ni peut-être gars yi xamaguñ ko bu baax mais. lépp la. jërëjëf waaw la waalo. waaw la waalo rek laay wax man. jërëjëf. donc maa ngi lay ziare yow bu baax. di la remercier aussi comme ni nga présenté aussi dama lay delloowaat présentation bi noonu parce que yow itam yaa ngi def lu bari si affaire culture. affaire aada ak cosaan wolof fii si Mauritanie. parce que tey peut-être bu ñu ñamee. si nga bokk. jërëjëf donc ñu ngi lay sant bu baax. fa tabarakallah Seyid Babacar ngeen dégg noonu Cheikh Niang Babacar dafa wax ni yow yaay waalo. waaye balaa boobu nuyul mbokk yi sa télévision Al Mauritania bisimilah. alhamdulilahi rabbil alamin bu ñu sante buur bi yàlla te julli ci sangam bu tedd boobu sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu te di leen sant di nuyu njiitu réew mi di nuyu kilifa aada yi kilifa diine yi commencé ko suñu nijaay ji tey génn àddina kan hamdin di ko jaal samay mbokk yi di ko jaal àddina ndax kat doon na li nga xamante ni giiñ la woon ci mbaar bi kon tey bu fi jógee rek wax dëgg yàlla daañu ko xàmme bu baax ni jóge na fi waaye alhamdulilahi rabbil alamin bu mu fi jëfee li nga xamante ni kat doomu aadama du ko mën a fàttee kon jëf lu baax rek moom moo wóor kon yéen ñu yàlla boole ñuy jëf lu baax di xalaat lu baax te di ko def ndax jëf ji day moom rek li nga xamante ni moom la ñuy fekki lépp li nga xamante ni mu doon alal dadduñu kon yéen ñu yàlla may ñuy xiir lu baax def lu baax te di ko jëf di la gërëm di la sant yow mi nga xamante ni tat nga oyofal ñu bu ñu mën a ñëw taxaw àddina mën ñoo tiim di gërëm sama rakk ji tey bi nga xamante ni moo ma nemmeeku tey bi ma mën a ñëw taxaw àddina man maa gis tey jàkkaarloo ak man di nuyu samay njaboot di nuyu ñëpp xarit yeeg am di jàmm yi di sant yàlla bu baax ndax dafa doon boo nee ni waalo kat nga xamante ni lépp ca waalo la waaw ci kilifa diine yi kilifa aada yi cosaan boo nee ni cosaan rek sa xel day ñëw ci waalo kon tey bu ñu wooxee li nga xamante ni mel na lii tey dañu ci sawar mën ci taxaw xam ni kat suñu réew am na ñoo xamante ni cosaan mën nañu fi dellu si waat jukkiwaat cosaan ba léegi dëggal ni kat réew mi tey olof dara la ci ñun ñëpp dara la ci ba tax ne bu ñu taxawee rek bu ñu woyee ci loolu rek daa ñu mën a woy si jërëjëf Cheikh Babacar du ma dellu si yow parce que Cheikh laay des Cheikh léegi ci yow laay des ndax am na lu tax léegi bi ñuy nuyoonte ñu lay dalal ci sa télévision Al Mauritania da nga ma firndeel ni ya rahmatullahi taala alayhi docteur Kane Hamidou Baba nijaay la ci yow te nga bokk Gànni booy wax ci mbokk googu ci prox ndoll lan ngay jukki bala ñuy ñëw ci dugg ci waxtaan wi exactement mbokk googu daa doon lu rëy ndax boo nee ni kan xam din da nga tudd teekaan te boo tuddee teekaan rek da nga tudd Gànni yàlla def mag ñi yar ñu ci loolu yar ñu ci siratul mustaqima ba ñu gimmi ñoom ñoo ñu jóg tetee ñu ba won ñu yoonu yar ndax àddina boo ci amul yar amuloo dara dëgg la ba tax kan xam din dafa doon exemple ci ñun ba tax bu ñu ko tuddee rek dañuy fier ndax jëfam jërëjëf ndax doomu aadama yi kat boo demee bëgg ñu tudd doomu aadama bàyyil ma dagg foofu ndax xolam ngi tooy fa tabarakallah dinaa dellu siwaat ci yow incha allah Babacar bërki Dembo Ndiaye dañu jóge fii di dem ci xew-xew bu mag boo xam ni amaana Wadane nekkoon na vitrine Afrique ci àddina bi ci cosaan ak aada ak la participation culturelle foofu la ñu docteur Kane fekkoon yaa ngi koy fàttali ndax wuy si importance lu am solo importance su cosaan ak aada ak yenn yi nga xam ni dafa ëmb culture tey jii Babacar boo mooy taxawalal lu mel ni cosaanu moomeel ak yenn ci production artistique yi nga taxaw ci lool mu doon li nga xam ni da nga ko téye lan moo tax bon mën naa wax ni si deret bi la
parce que waalo rek mooy culture mooy aada mooy lépp te surtout nunu waalo tey affaire culture ak cosaan noo ko moom loolu laay wax noo ko moom bëggeel la ak cofeel bi depuis yàgg na si man bëgg aada ak cosaan surtout nag bëggal sama xeet ak sunu aada yi suqali ko mu jëm si kaw loolu moo ma gën yitteel mooy yàlla jàppale ma si nag ma am ñu mel ne yow aussi waa Aprolao aussi du ma wax Aprolao wax dëgg yàlla parce que c'était difficile pour gis ñu topp sa gannaaw appui la pour nga mën def liggéey bi ñoom rek laa gis donc maa ngi leen di sant bu baax di nuyu le président Assane Gaye di nuyu si secrétaire général aussi Maxa Diop ak les trésoriers Dame ak Rokhaya di nuyu ñëpp plus yow aussi ñu ngi lay sant bu baax Ibrahima def nga si liggéey bu am solo peut-être nag c'est dans l'ombre mais yaa ngi siy def liggéey bu baax bu am solo donc loolu la lu yëkkati sunu aada ak sunu cosaan noo ngi si guddi ak bëccëg ak ngoon tey nag yàlla def na si recherche yi dem naa bu am sama benn mag ba nga xam ni moom mooy waalo waaw am naa ko sama wut léegi yaakaar naa rek xuus léegi moom damay jàll rek dem incha allah mais am na génn bi ngeen génn au niveau du festival de Wadane génn bu doy waar la boo xam ni dañ la seen ngay coacher li nga xam ni mooy lingeer yi laa leen di wooye ak suñu barak yi nga xam ni génn nañ ci prestation foofu li ci biir exactement nan nga def approche bi da nga dem waalo fekki troupe bi nga xam ni mi ngi répété wala fan nga commencé leen approché et de telle sorte que ñu seen la ngay def liggéey bu doy waar ci biir et derrière cette troupe aussi ma remercier aussi troupe boobu Dekkal Cosaan daa ngi leen di sant bu baax c'est des professionnels mën na am c'est la première fois aussi ñëw sur la scène yu mel nii mais aussi am nañu esprit professionnel moom moo tax ma sama seen jàppale yomb mais c'était la première fois ma jàkkaarloo ak ñoom waaye on s'est rencontré ici maa leen xaar bu ñu ñëw fii Nouakchott fekk ma fii ma ànd ak ñoom ci yenn approche yi waaw ci yenn approche yi aussi ñu nekkoon ñu ubbeeku bu baax wax dëgg yàlla maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di sant aussi Medoune Ndiaye moom moo doon seen ménageur di sant waa groupe yëpp parce que duñu ubbeeku loolu xam nga affaire culture moom soo ubbeekoo rek lépp day baax donc noo ngi ñaan aussi du dolli aussi du ñaan aussi tout askan wi surtout askanu wolof bi nekk si Mauritanie fii ñuy yëngatu si affaire aada ak cosaan surtout culture la porte est ouverte ñoo ngi leen ubbil bunt yi ñu ñëw man moom ku bëgg mën naa ñëw fekk ko fu mu nekk may lijjanti lu mu nekk lépp waaw mais boobu yaa ngi may wax ne am na loo xam ni non seulement yow sa personne en tant que Babacar Diop mais beneen moralité buy ëmb li nga xam ni moom mooy ay jumtukaay parce que maa ngi lay dégg ngay wax léegi doomaanu waalo yi nga xam ni dañu bëgg a yëngu ci aada ak cosaan te ñu gis génn bu am solo bi ñu génn kenn ku nekk ku manifesté wu wala ku ci nekk bu ñëwee ci yow wala nga fekk ko fu mu nekk di ngeen saafonte boobu lan nga am sa gannaaw bon d'accord on peut parler de Babacar Diop producteur on peut dire ça on peut dire aussi Babacar Diop ménagère aussi mën nañu wax aussi homme culturel tout court parce que yàlla def na maa ngi yëngut ci affaire art am na studio d'enregistrement ba nga xam ni il est là pour askan wi am nañu aussi lieu de répétition am nañu ay jumtukaay yi nga xam ni dafay yëngatu ci affaire musique ak affaire aada ak cosaan donc on est prêt lépp est là ça veut dire que actuellement lu nu manqué rek moom mooy ñu am ressource humaine bi muy les éléments les acteurs ñoom rek la ñu soxla muy nag façon bu nekk façade bu nekk ñoom la ñuy xaar ñu ñëw ñu door lépp te actuellement ñu ngi commencé door sax waaw ñu ngi commencé door mais Wadane aussi man Shingiti walaata yooyu yëpp ça m'a marqué mais Wadane bi moo ma gën marqué. Wadane en est un autre sur une autre dimension. parce que amuñu woon on avait beaucoup de temps. ba nga xam kii waxtu bi bariwul woon. aussi yoon bi dafa xawoon metti mais yàlla def aussi xale yi nangu yilifteef
comme ni ko grand Cheikh waxee. nekk ay artistes waaw nekk ay artistes aussi sûr. affaire bi yaru mooy lépp. waaw xam nga rek discipline bi yaru bi dafa am solo si affaire yi. xale yu yaru aussi ñoom mag sax ñu si nekk presque ñu si ëpp ñoom mag mais duñu suufeel seen bopp ñu neex a coach. ma ñëw indi benn touche. ñu nangu touche boobu fekk ñoom déjà même. effectivement indi woon nañu déjà seen programmation. flexible waaw mais ba ma ñëwee man ma kii touche bi ñoom ñu ni ma amul problème. mais d'accord. yàlla def on a fait ça et on a vu aussi. et ça réussit. et ça réussit. gis nañ ni réussite la. Cheikh Niang Babacar li muy wax nii léegi prestation la bi nga xam ni mi ngi xew fële ca Wadane. mais keroog bi may waxtaan ak tubaab yi Babacar yaa ngi taxaw. wallaahi parce que ils ont fait une commande. tubaab yi groupe bu tubaab ay touristes vraiment. ils ont préféré faire une commande pour uniquement la troupe wolof waalo ñu tëggal leen ñu prestel leen et ensuite en avant-première donc yéen 2 fois ngeen ñëw. comment tu peux expliquer ça bala may dem ci. oui d'accord on remercie aussi le ministre de la culture ñoo ngi koy sant bu baax parce que moom moo ñu demandé. parce que bu mu gisee la journée. ñu defoon benn kii bu ndaw on a fait une petite visite dans la ville. si dëkku Wadane bi yëpp ñu duggaan bi dem dans la grande mosquée si marché bi si place aussi ce village culturel bi aussi ñu demoon foofu. ñu tase ak ministre bi mu ne ñu nii ngeen solo. ak ni ngeen yore seen instrument traditionnel yi dama bëggoon tey si ngoon ngeen may ko tubaab yi ñu am fii 110 tubaab yu ñëw ay touristes ñu bëggoon ngeen may leen spectacle parce que li seen cosaan bi ni ngeen kii daf ma neex boobu génn guñ waaw boobu on est même pas sur la scène waaw ma ne ko amul problème ministre bi woowaat ma si ngoon gi ma ne ko amul problème incha allah on va faire ça mais on a fait ça si ñoo ngi ko def si ngoon gi avant première mais dafa nekk soirée. ah oui affaire bi dafa devenu en soirée loolu la gars yi dafa devenu soirée c'était la waaw dafa mujj nekk soirée gars yi kontaan. alors que bokkul. te bokkul sax si spectacle. je reviendrai dinaa dellu si ci yow Babacar di rafetlu loolu parce que Cheikh kii lu muy wax nii mais man bi may wax ak exactement tubaab yi dama leen wax ne bii ñuy xool ni ñu war a xool dinañ ci wane góor yi nga xam ni ñu ngi yore wat joow gaal. n'est-ce pas. mi ngi wane aussi que góor du moom rek mooy dem ci tool yi. mooy dem ci tool yi jigéen ñi aussi dafa am apport boo xam ni. dañ koy am di xam nga jigéen ñi di jiw. ñooy jiwu góor yi di bay. vous voyez loolu noo koy expliquer ci li nga xam ni moom moo yam ci cosaan ak aada. cosaan xam nga bu ñu waxee jàmbaar. da nga cay limaale jigéenu waalo. lu tax ndax boo leen ñëwee fekk leen ci seen place. am nañu jom bi nga xamante ni bëgguñu sax góor di yëkkati di leen jox. il faut nga fekk leen seen place. wala foo leen fekk ci réew yi. foo leen mën a fekk. waaw loolu laa d'accord. nga xamante ni ñii. am na fu ñu cosaanoo. te fu ñu cosaanoo fulla lañ jógee foofu. ndax jigéen yaa ngi wax bay. waaw mbay mi waaw. ñooy góor ñi ñooy bay. mais jigéen ñi ñoom ñooy bay di giwal seen i bopp. ñoom ñaar ñëpp kon. ñoom ñaar a bokk tool bi. parce que jigéen ñi dañuy jiw. ñoo yore jiw yi. waaw des fois sax ñu mu xumba lool. tool yi xumba lool. mais loolu laa bëgg a xam Babacar lan lañ ci jublu lu tax mu génn ci cosaan. parce que xam nga fulla maam yi dañoo ñëw yar ñu ci fulla xàmmeewuñu góor ak jigéen. ba ci njàng ma. moo tax boo ñëwee ba toog foofu doo wax sax góor ak jigéen. lu ñuy wane muy fulla ji. fulla rek jom. te jigéen ñi duñu bëgg góor ñu yóbbul leen. mukk ci àddina ñëw sax taxaw ni bon góor moo ma defal lii ñoom gàcc la ci ñoom. mais sa waaye Cheikh am na jigéen yoo xam dañuy tëdd rek góor gi nekk ca waar wa. waa dëgg la loolu dama xam lu est-ce que waalo daf ci xalaat moo tax mu régler problème daf ci xalaat bu bari waaw. lu bari daf ci xalaat lu bari. te loolu bon dafa rafle léegi ci àddina bi parce que ñun fu ñu war a toll rek war nañu def xel ni fuñ jógee. fuñ jógee. du jàgginu bon jigéen bon du question jigéen yow da nga ko yëlif rek ba tax na yow da nga war a toog ci kanamam. déedéet. looy wooyee toog ci kanam. toog ci kanam maanaam non Cheikh dama bëgg Cheikh Babacar dama bëgg nga xam ni
Cheikh dama bëgg muy jukki toujours ci valeur yi nga xam ni moom ci la waalo nekk exactement. voilà toog ci kanamam dama la bëgg a xamal ni la lépp li baax rek ci jigéen la lu baax rek jigéen a ko waral lépp lu baax lu yàqu tamit ci jigéen la ndax xam nga lu tax ma wax la loolu men bi xel mi men ak xel dafa am importance ci doomi aadama li ngay ñëw di ko jox xale bi mu koy namp deret la maanaam bi nga xamante ni dafay circuler ci moom kon daa war a am ak ànd ak jullite ànd ak fulla ànd ak jom ànd ak ngor ak doylu bu ko defee lépp lu mën a ñëw rek yàlla da ciy tegaat loxoom ba ñu mën a tegu ci siraatal mustaqim ba jom jooju mën a ñëw ñu mën ko wane jom ak fulla ak ngor mooy slogan moo ëmb waalo yaakaar naa waalo loolu ëmb waalo jom fulla ak ngor boo gisee jigéen ñi boo moytuwul yow ñu boo xawee raf tuuti ñoom ñoo lay njëkk a yee man Babacar loolu jigéenu waalo yi daal jigéenu waalo loolu moom yàlla Linguère ndate yàlla moo ne woon tubaab bi mbooya ba xaw ma boo fi tegee sa tànk mu buum la waaw boobu Hitler la koy wax waaw damay ñëw gars yi moom jigéen ñi moom jigéenu gars yi moom yàgg nañu jàmbaarte moom waalo la doy na waar de xam nga damay ñëw si sama yaay ya Rahma du doon sax sama yaay moo tax ma wax doonu na fa nit koo xamante ni bañ na buy dox dalam fii la koy def nu mu tudd sa waajur Awa Diop soxna Awa Diop waaw mbubu bi fii la koy takk ndax njàmbaarte buy dox dalam fii la koy sol wala sax du sol dàll boo yéexee mu nangu li nga yor kooku addina bi may seetaan xam ki ma jur jërëjëf bu ñu waxee ni Awa mu ngooni Diop ñu koy wax ngoon gaaya jërëjëf kon njàmbaar dafa mas a sax ci waalo ak fulla jom ci jigéen jërëjëf Cheikh dinaa dellu si ci yow Babacar dama doon jukki ak Cheikh li nga xam ni moom mooy lan moo tax góor rek nekkul ci waar wi ci place su mbay jigéenu waalo yi ñooy ànd ñoom ñaar xam nga mun na am sax xam naa tontu bi wala lu mu firnde mais yéen en tant que producteur loolu ba tax na pièce bi yaa ko gis góor ñi di fric jigéen ñi di jiw en même temps lan lañ ci jublu am na lu mu bëgg a firndeel exactement. bon comme ni ko grand mi Cheikh waxee rek ni jigéenu waalo ñoom seen jàmbaarte loolu moom ñëpp xam nañu waalo moom. moom kenn waxul si affaire góor ak jigéen mënuloo ràññee góor ak jigéen. parce que boo ñëwee waalo moom. doo xamee fii jigéen ñoo fi nekk wala góor ñi. parce que waaw lépp macha allah jigéenu waalo moom. ñoo ngi leen di sargal moom di leen ñaanal bu baax. ni yan leen yàlla fay rek. waaw mais macha allah. mënuñu wax si ñoom lu ëpp. dara di wax ni aussi si affaire culture bi. comme pièce boobu. yow def nga si rôle. parce que bokk nga si ñu tax ñu présenter pièce bi te yaa ko présenté sax yow yaa def présentation bi su doon wax tey bind yaa ko bind parce que tey yow macha allah suñu côté yaa ngi nekk yaa ngi bind pièce yu bare yaa ngi koy bindal donc loolu aussi ñu njukkal la si bu baax ni askan bi amal na la njukkal bu bare dëgg yàlla parce que yëkkati askan bi yaa ngi si def sa rôle bu baax tabarakallah ñoo la si sant bu baax parce que yaa ngi nëbbutu rek mais yaa ngi bind lu bare yaa koy bind tabarakallah foofu question boobu moom yaa ko war répondre jërëjëf waaw jërëjëf loolu am na solo fa tabarakallahu gis nga nit ki man dama koy wax loo jëf rek bàyyil sa gannaaw te doy loolu yi nga xam ni moom la buur bi yàlla di def loolu dafa baax ci marche dafa baax ci doxalin ba tax na aussi benn mag daf ma mës wax ni ma góor gi Ibrahim jëf bu ñu gën a taamu mooy jëf bi nga xam ni mbooloo moo koy jariñoo Babacar je pense que loolu ñu ngi ko taamu ci leaders yi ak ñi nga xam ni yenn ci acteurs yi nga xam ni dañuy nangu boot am na solo lool Cheikh bu ñu toogee ci waalo lan nga ma mën jukkil ci li nga xam ni amaana mos nga ko taxawal culturellement wala ci yenn ci spectacle yi ak yooyu mais buñ lay wax nga delloo si histoire waalo bi nga xam ni war nañ ko mën a jox tey Babacar
mu soppi ko pour nit ñi gisaat ko ci la sa xel ci lan lay dem. sama xel mi ngi njëkk ñëw ci jom. mais jom mooy lan d'abord pour ñu nga xam ne ñu ngi ñuy seetaante. jom ni ma la ko mën a waxee mooy war foo taxaw rek nit bu la séenee rek dafay bàyyi xel ci yow ndax sa jëfin. non yaa ngi may wax léegi nit ñi xalaatu nit ñi ci ki am jom. waaw mais ki am jom nu muy mel. ku am jom. yow sa wàllu bopp. war nga bu def xel ni fi nga juddoo d'abord. benn xam sa askan. ndax tey bu ñu waxee ni diw moo la jur. te diw moomu am li mu defoon. yow war nga am jom. ba bu ko yàq. bu ko yàq ba bu ñu taxawee nga ni kii doomu diw la jërëjëf ñu ne la kàlliwul. xam nga tey maa ngi lay wax naan la sama yaay. góor gi moom kenn demagul ci moom. kon tey bu ma ñëwee taxaw ma tudd loolu rek. tey ñu bari seen yaram day daw. dëgg la. ki ma xam ci fulla nga ma xamee. jom. dekkal sama askan. fier fi nga xamante ni buñ ko tuddee rek damay kontaan. da nga koy yëg. damay yëg. ndax tey ni may waxee ak yow mu ngi mel na maa ngi taxaw ci biir waalo fi nga waxee. ndeysaan wallaay fan ci waalo ci gaani. waaw gaani waaw. jërëjëf. gaani waaw village de ndax gaani. xam nga bu ñu waxee ni jom. dafa ëmb lépp. dëgg la ëmb na jullite. ëmb na yërmande. ëmb na fonk doomu adama. ndax doomu adama da nga ko war a jox cër. jërëjëf wallaay. mu ñëwee nag jom daal nga taamu am jom. Babacar ma gis ni jom man nu ma ko déggee mooy xam nga buur bi yàlla dañuy wax ne ki nga xam ni moom mooy réussir toujours mooy ki nga xam ni bu gisee obstacle day continuer. gis nga liy gàllankoor yoon wi toujours du ko xoqatal. day continuer mooy nga am jom. ngir sa objectif ak sa vision. man noonu laa ko gisee exactement. mais mënu ma génn gaani boo fa taxawee rek dafa am lu bare loo xam ni il faut ma jukki ko nuyu leen kër El Hadj Maodo Diop ya rahmatullahi taala alayhi ak soxna Marème ñoom Roqe ñoom Babacar Diop vraiment di leen nuyu bu baax a baax jox leen cër soxna Nabou Diop ñooñu vraiment ñu bokk lañ ci man tax nañu une liaison sama diggante gaani noonu laay nuyoo waa gaaya gu mag di leen ziyaara tund waalo yëpp fa tabarakallah am na solo lool Babacar lan nga bëgg a tourner nga xam ni su doon sa sago nga tourner ko ci yenn ci valeur u waalo yi. bon historiquement moom ci jom la dugg ci jom la dugg man tey njàmbarte buuru waalo yi ak mag ñi surtout mag ñi. bon mag ñi mën naa bañ sax dem si kaw. mais mën naa yëg si 3e âge bi. waaw kon yaa ngi actualisé. waaw xam nga producteurs yi yéen da ngeen graw oui vraiment dégg nga lu mu jukki. boobu yaa ngi dem ci beneen génération. bu gën a jóge bu ñu gën a jóge. waaw xam nga léegi suñu génération bi am na ñi nga xam soo bëggee léegi delluwaat au fond de l'histoire ñu bare du ñuy xaw. xam naa li ngay wax daal waaw dañuy xaw diis. léegi nag soo wàccee tuuti ñëw si récent yi. waaw rek dana xaw ànd ak génération bi. parce que déjà am na histoire ba nga xam ni dootul effacé déjà c'est sunu maam yi def nañ ko fii bu pare loolu moom ñëpp ma nga ifan waaw ma nga ifan jàng nañ ko jàngaat ko donc ça veut dire que léegi du ñuy delloo si waat si kaw ñëw bi si digg bi. am na ñeneen ñi nga xam ni def nañ fi waar. waaw ñooñu laa bëgg tey xam seen waar boobu. waaw xam mun na am sax dafa am cordon ak l'histoire ancienne. très bien dafa am am na cordon mais cordon bi dafa xaw muuru parce que amoon na gàllankoor bu tax ni ñoom seen jëf yooyu xaw kii tuuti. xaw caché xaw nëbbatu. léegi nag comme ñu mel ne comme Cheikh. ñoom xam nañu kii yooyu. effectivement xam nañu histoire boobu. ñooñu ñu bëgg léegi ñu jëlaat histoire boobu. ñu traduire que en volet culturel. mu nekk comme woy wala mu nekk comme ballet wala mu nekk affaire mel noonu fekk message bi noonu lay jaaree. bu dugg ci génération tey. xam nga Talaatay Nder tourné nañ ko. waaw. léegi keroog bu ñuy bett Amar Fatim. waaw yooyu léegi. avec une coalition du Fouta. ak Waalo. ak aussi ñu bëtt càggar jaare càggar attaqué Nder.
loolu joué nañ ko ay pièces. boobu joué nañ ko mais boobu xam nga yooyu c'est l'histoire yooyu xaw na yàgg tuuti yooyu déjà génération yu bare kii noonu ko waaw. léegi lu nu bëgg nañ jëlaat yeneen yu si digg bi comme ni ma mais Cheikh kii bu may wax histoire yu récente lan ngay jukki ci wàllo exactement man maa ngi posé question boobu Babacar comprendre naa fi nga waxee. comprendre actualisé xam nga góor gi doyen Maodo Gaye maa ngi koy nuyu de passage l'historien international. foofu laa bëggoon ah waaw jërëjëf. muy doon lu rëy si ñun. Maodo Gaye. foofu laa bëggoon rëy nga ñu. Haj Maodo. wallaahi naka nga ko gisee. kooku tey aar bi ak lu ñuy wax cosaan bu ñu koy dégg ci Mauritanie waa jooju moo tax. baax. Maodo Gaye. cey waa kër Samba Dianda Baara. wallaahi doon nijaay ci man. ah mais kon yow Cheikh yow doy Cheikh doy waaw cey waalo moo doy waar. benn buum la. xam nga boo bokkee ak Maodo Gaye bokk nga ak man. Maodo Gaye. te nga sant Ñang bokk Gaani. bokk Gaani. est-ce que. njóobeen bi ngay wax Babacar Diop boobu doon sama nijaay. moom ak sama yaay. ku baax doomu baay la ñu. un professeur d'université. un très grand professeur aussi. bu baax li may wax. àdduna amul solo bare na loo xamante ni tey. àdduna amul solo. Maodo Gaye boobu. lu ne ci man presque mën naa wax ci moom laa ko jëndaale. ah bon. maa la wax mais Cheikh nag kii il faut mu wax ñu lan moo nekk ci moom. moom mooy waalo Cheikh lu nekk ci yow. kii daf la accuser ni yaay waalo. permets-nous au moins au niveau au sein de la télévision de Mauritanie ak ñi ñu jàkkaarlool. non Cheikh nga baal ma mais Babacar li mu lay jiiñ nii. ni yaay waalo il faut ma xam lu tax. mooy am de xam nga te aussi dagguma la. sama nijaay la. sama nijaay la. waaw sama nijaay la foofu damay kii rek da nga may teg foofu sa baaram tuuti rek. lu ma waxee pour expliquer téléspectateurs yi pour ñu gën comprendre. histoire récent bi nu mu ko waxee rek ça veut dire que day xuus si Pa Maodo Gaye. après si kanam tuuti daañu. incha allah waaw dinaa ci dellu ak yow exactement Cheikh kii lan moo tax mu ne yaay waalo. ndax mbiru cosaan. dama ko mos a fonk commencé ka en 88. 88. génne benn troupe. au niveau de Gani. di ko dawal. am na yoo xamante ni ci biir tool yi laa koy joué. ci biir tool yi. comme lan. comme mbay mi. waaw mbay mi waaw. góor ak jigéen ci biir. comme mbay mi góor. jigéen nooy fonkee jigéen duñu koy jiital tout le temps duñ ko war a jox cëram tout le temps ndax mooy lépp noo koy joxe cër ci biir tool bi loo koy joxe gëddam ci biir tool bi ku nekk da nga am wàll waar si tool bi taxawaayu ci tool bi bu ñu demee bi nga xamante ni pare na xam nga ñu ngi jël nga yow tey instant bi bu toll bu weer deewee nga daggal soxna si ni yaa moom lii ba pare nga xool tool bi fu mu jekkee nga dagg ko di ko jëlalee dafa am important xam nga Cheikh nag yaa ngi wax journaliste ngay waxal de bu weer dee nga daggal soxna si ni man sincèrement man du ma ko def man kay damay dëkk ak moom waaw ndax xam nga xaaruma weer bu dee man damay dëkk ak moom tous les jours chaque time tout time xam nga journaliste la mais wax bu génnee rek dafa am dégg jërëjëf damay sant samay soxna d'abord ay soxna ñaame nga de samay soxna ndax tey bi ma sañoon tey bi ma génnee lépp li ma am rek damay ñëw tegal leen jërëjëf cey waalo loolu nag dañ ko xamee góoru waalo dañ ko tegal leen waaw góoru waalo du jaaginu rek comme weer wi nga dagal ko déedéet waxin la cër la bi nga xamante ni àndandoon nañu ko sa part mi ngi noonu terewul yow li nga yor li da nga ko ci jox maanaam bu ñu góobee ba pare da ngay séddale paar yi dund gi soxna si paaram waaw ku ñàkk tedd ku ñàkk jariñoo waaw fa la woykat bi ni ñàkk jariñoo wallaahi nga gis soxna suñu sédd ba pare moom mu jëlaat alalam dugalaat ci biir kër ga cey waay Samba cey jigéenu waalo laa wax nag transmission de valeur parce que kàngaam yëpp dañu wax ne Cheikh li gàllankoor dund tey gi suñu société actuelle mooy le manque de transmission de ces valeurs là naka la ñuy jottalee
valeur yu démb yi ngay wax ni ci génération yi nga xam ne ñoo nekk tey Babacar mi ngi ciy jaar Babacar fi ngay xalaatee la quoi ah falaay daanu à chaque fois dafa mel ni da nga may piège quoi di ma gàllankoor mais Cheikh continuel ci tool bi. am na solo lool. xam nga loolu lépp dafa am solo surtout ci génération bii ñu toll ñi tey. ndax ku jóg rek ni xaaral ma dem ma tukki. tukki bitim réew jeex na de dara amatu fa. loolu bu ñu koy topp rek. day suxeel waalo. ndax li ma bàyyi woon. mu nga fa ba léegi. ma nga ca waalo. boo ko dëggalee. jox ko gëddam. mu fekk si la. jërëjëf mooy yàlla. jërëjëf fa tabaarakallah. boo fonkee li nga fonk. ndax tey yow tey bi ma ñëwee toog man ci biir wax yaa ngi ma wax man la maçon laa woon. jërëjëf ba tourné nekk ci topographe. ma toppaat la tey bi ma génnee. dem bitim réew. aw ma expérience bi nga xamante ni ñoom lu ñuy doxal maa ngi ko fay doxal. lan laa fa mën a def mën naa bale. mën naa defar mbalit. pourquoi pas mënuma ko dëggal ci sama biir dëkk boobu. ah buñ la bëggoon baleloo ci réew mi dégg ba sàmba tukki. rëy. ndax rëy complexe. kon donc dem ci réew tubaab yi di bale. ok. doy na waar. waala boobu nag. boo fa ñëwee taxaw. mobilisé wu. parce que xam nga dañu ne yaa ngi sa biir wax dégg naa nga ni mbooloo. ñun lépp lu ñu daan demal duñ koy def ci mbooloo. ndax maam nee na boo bañee mboola boobu tibbaa tax. dëgg la mbooloo mooy doole. diñ ko daan tooleel. Babacar day toolam pare na. fas yéene ñu ko xëyal suba. ñëpp ànd xëyal ko. heure bi dafay fekkante ne lépp lu ñuy tëral nañ ko. économie sociale solidaire. en termes de ressources humaines. kon waalo ako ñoo ci aayoon. exact kon donc yow. daawoo gis machine de ci biir tool yi. boo gisee néew waaw ku mel comme man ma am suuf ca gaañ yi. bàyyi ko fa. ñëw di wuti leneen. kuy dundal suuf. kenn moo tax suuf yu bare nga fa tëdd. nangu ko. ñu ngi fa tëdd sax nangu moom tooñ la. si. ndax suuf ku koy bàyyi moo ko moom. kay il faut l'exploiter pour devenir propriétaire. léegi dafay mel ne comme fii nga nekk ni tey. nga am sa terrain bi nga xamante ni tey boo ko tabaxul. ay des années. duñu koy nangu ci yow jox keneen mu tabax. jërëjëf Cheikh am na solo Babacar fi mu génne ci doyen Maodo d'abord bala ñuy dem ci la grande nuit du Waalo bi nga xam ne il faut mu def choc fii ci réew mi ci Haj Maodo bu gaaw yéem na la. Haj Maodo c'est la 3e fois ñuy tase. ngay daj ak moom waaw festival. bon mais cette année daf ma marqué parce que bu mu toogee mu kiyal ma sama ay maam mu jëndal ma sama ay maam. sama yaram dafa daw. fu mu la dugal na ma bokkuñu maam ñoo bokk benn maam ñoo bokk benn maam. quelle valeur. non Pape Maodo c'est. doy waar la yan nag yàlla bàyyi suñu kanam. allahumma amiin yaa rabbi d'abord allahumma amiin. mais c'est mooy lépp. mooy law grand Waalo. daf ma jox inspiration yi nga xam ne tey nii. fa mu nekk nii sama bopp baa ngi bëgg a toj. ndax ak 2 jours yi ma fanaane ak moom rek. sama bopp baa ngi bëgg a toj. ndax ay xalaat. jërëjëf maa ngi koy ñaanal rek. wax dëgg yàlla yan nag yàlla bàyyi suñu kanam. jërëjëf c'est vrai Babacar parlant de El Hadj Maodo Gueye je pense toujours à la relève mbokk mi Cheikh mi ngi ci jaar léegi dellu Waalo gëstu ngir jukki ci valeur lépp lu ñuy wax fii yëpp valeur culturelle taxawaayu nit ki te ñu gis ni mënul am raaya fenn te àndul ak culture am askanam yaa ngi koy jukki donc relève la ñuy wax doyen Maodo ak di ko ñaanal également mu ñëw fi di ci nuyu Habib Gueye ku baax il sert à Atar di kenn ci ñun vraiment il s'est bien occupé du convoi ak yooyu wane na ni waalo barak la Habib moom mention spéciale il a joué son rôle non suñu retour bi moom daf nu yàq joué na rôle waaw il nous a gâté à Atar moom ak soxnam ñu ngi koy sant bu baax wax dëgg yàlla de remercier aussi askan bi surtout askanu wolof fu ñu manti nekk parce que tey fu ñu manti dem déplacement ñoom ñu yëg ni noo ngi ñëw ñoom ñoo ni woo dalal nu
lépp dalal bu gën. def seen si dalal wallaay wax dëgg yàlla. tu voudrais pas parler de Maxa damay bañ sarangoñ tuuru nag. waaye ça a été génial hein. non secrétaire général kooku ñooñu moom yenn na yàlla fay. infatigable waaye te aussi di wax ni aussi askan wi. nu ñu ñëw Aprolao tey daf fi nekk pour aar. aada ak cosaanu wolof buntu yëpp. waaw buntu yëpp ubbeeku na. on demande à tout le monde ñu ñëw ku indi xalaatam indi expertise am yëpp ñu jox leen que ñu kii parce que noo moom. ñun lii noo ko moom. donc amul porte yi foofu boo demee siège bi la porte est ouverte. c'est pour tout le monde. am na léppaa ngi foofu. donc ñu ngi ñaan ñëpp nu ñu ñëw daal. nous on est là. man je me sacrifie pour rek. luy jëmale wolof kanam. guddeeg bëccëg maa ngi si. ak say jumtukaay ak samay jumtukaay. laajuma kenn dara. ah je fais ça la porte est ouverte personnellement maa ngi wax fii en direct nii. laajuma kenn dara. lan laa soxla ay talent. nu ñëw expertise baa ngi fi bopp baa ngi fi. yéen a ngi fi. jërëjëf grand cheikh ngi fi yaa ngi fi. jërëjëf jeex na. fa tabaraka man le reste. maa ko reste. nuyu di waalo rapidement la nuyu di waalo parce que Cheikh Babacar dafa duy loo xam ni ñu ngi ciy liggéey dañu ko def man. la nuyu di waalo waaw xam nga daf may fàttali benn nuyu di waalo boo xam ni ya rahmatullahi taala alayhi soxna Adja Mbana mu bokk ci artiste international yoo xam ni man presque maa ko mujje dëkk micro dafa bañoon la grande di waalo Adja Mbana Diop nuyu di waalo la wax la doon tagg golo bi golo elle est venue avec une surprise ñëpp di xaar mu génni mu indi golo teg ko xam nga kuy tagg golo yaa ngi tagg ñaawteef lu doy waar la donc nuyu di waalo bi ñu war def fii à ce niveau là xaw ma kuy tontu yow wala moom le producteur ou les deux producteurs ok Babacar en tout cas bon loolu la nuit di waalo bi déjà ñoo ngi si te incha allah ce sera une grande surprise parce que togg bi mi ngi yàgg te léegi mu ñor incha allah te bu ñoree rek ñu yebbi waalo fii si Nouakchott incha allah parce que duñu bëgg Nouakchott ñu def ko un village di waalo dafay nekk en avant-première festival dafay nekk en avant-première festival mais la nuit di waalo incha allah avec Aprolao on est kon ñoo ngi koy togg ñor na yàq ko rek moo des donc on invite tout le monde guddi googu nu ñëw xam nga nag fu mu nekk nii fu ñu koy defee sax man foofu moo ma jaaxal actuellement nii ndax ampleur déjà ak appel yi déjà ak encouragement yi te aussi maa ngi siy liggéey lu am solo ak grand cheikh liggéey na si aussi lu am solo si mbirum bind bi waaw te nuit bi dafa am kun koy sargal kun koy tuddee ku ko moom mais du mu ko wax tey waaw dana ñëw non loolu du mu ko wax surprise la parce que même moom xamagu ko donc surprise bu rëy duñ ko bëgg defal parce que xam nga dafa am ñi nga xam ni nekk duñu bégal duñu tettee bu yàlla def tey mënatuñu wala dem nañu bu commencé kii il faut que ñu delloo leen njëkkal dëgg la ñu ngi fi bare si askan wi bala ñuy dem waaw bala ñuy dem donc bala ñuy dem waaw ñooñu nag boo dee sargal nit mais Babacar man bu ma kenn bàyyi ba ma dem ñu naan Ibrahima non loolu moom incha allah yan na yéex mais loolu du am bàyyi ba ñu dem ba mu dem ñëpp fàq ku ci gannaaw suñu nijaay Maodo Gaye xamuñu valeur am kan xamu ko dëpp ma de man de ku ko xam la waalo yu bari xam daf may jooyloo bari na wala yoo xamante ne tey xamuñu dafa jot nag wallaay te jot na ñu wax kuy Maodo Gaye jot na ndax tey doon na giiñ boo xamante ni yéen nañ ko fi yàlla sax amiin yaa rabbil alamin giiñ la boo xamante ni war noonu ko ñëw defaraat ko yaa ngi wax lu da jiiñ giiñ la bi nga xamante ni ci mbaar mi bu teggee ko Cheikh artiste la non jiiñ moom relève la jiiñ bu manqué ci garab de la relève su jiiñ manqué ci garab xaw ma fu mu jëm waaw mais nag ñiy defar mbaq yëpp xam nañu non xam nañu mbaq moom xam nañu waaw fet moom doy na waar muy ay kàllaama yoo xam ne yu am firnde waaw dafa doon li nga xamante ni war nañu del xam nga man bu ñu waxee aar bi xam nga fi ma njëkkee ci aar bi fecckatu sabar laa woon tey mu neex ma doon doomu kilifa
fecckatu sabar la. En 87. Je me rappelle góor gi mas na maa yéen sa waajur waaw ma jógee Gaañi. mooy Daam Ñang Daam Ñang waaw. ma jëndi dawlin. nga tey seytaane. nga romb tànk. ma ñëw romb tàmma yi. munoo ko muñ. déedéet. ma daal di teg bidon bi dégg ko xam nga foofu dex bi. rajo bi ma duggee ba pare ndeysaan Ablaye Diop Mbaye xëcc ma. Ablaye Diop benn ku baax bu gaayee ku baax li ma yow ku la jur. waaw. ma ne ko Awa Diop mu yuux ndox mi indi rajo ba kër ga. waaw di ko aw haut-parleur ci dex kay. góor gi ni awa dégg nga sa doom jëma yéen na fu mu jaar de ki nga yónni. moo tax gis nga nit lu nekk ci deratam dafa doy waar. mënul lañ dafa doy waar yëg-yëg la. yëg-yëg lay doon bu doy waar waaw. ba tax na loolu dama ko mosoon bëgg dund ko. mais seulement que mosuma am lu mel nii. yàlla may na la ko tey. jërëjëf mosuma ko am sant yàlla. te cosaan boobu mën na gën a dund. festival boobu. lu tuuti la. ah festival di Waalo. lu tuuti la. ah oui. demoon nga ci première édition bi. dew ma woon mais dundoon naa ci ñu koy. mais ngandam li njiitu réew mi def Wadane. moom lu ñu bëgg mu def ko festival di Waalo. loolu c'est dañ ci taxaw loolu. dama la wax ne la loolu amul sax leneen. damay ñëw ci waxu Babacar bi dañ ci taxaw muy ban. nëbb na loolu bëri. dina nga dekkalaat beneen mbir bi nga xamante ne. dekkal cosaan. ok bañ na ba nga xamante ni ubbi naa ëtt bu ñuy wax dekkal cosaan. ah oui fu mu ne dañ ko jeex ah. tur day wuyu borom. dekkal cosaan. kon ça veut dire que man cosaan moom ma ñor. te lii bu fekkoon toni woon ma amoon ko bu yàgg. déedéet. xam nga ni man du ma bind. déedéet. même woy bale yi ngay gis. bi ma masaan yéeg ci sama kaw safo. foofu laay toogee esprit li nga xamante ni moom laay woy. cëm te ñëw rek way. du ma ko bind. jërëjëf. bi ma daan toog wala may góob. loolu ci sama deret la sama yaay du géwal. mais Ablaye Diop Mbaye tey bu. non Ablaye ku baax. maama bu ñuy wax Anta Mbaye. sama oui ñooñu maa leen xam. duñu daan ñëw ñëw ci maire bi mu leen di jox air way. non sama waa yaa ngi tooyal sama xol sama waa ñooñu fu ma jaar ak ñoom. kon donc way bi ma amee ki nga xamante ni kat vraiment. dafay dundal loolu ci sama biir pays. damay futtee ko waat solaat bi. ànd ak moom jërëjëf jërëjëf. te loolu laa koy defal. jërëjëf Babacar dégg nga kilifa gi lu mu wax. donc lu dafa wax ba ne liy xew ci festival bu mag ba ñu fekkee woon te Aprolao Rim seen xarañteef génnoon benn génn bu am solo au niveau de Rosso. ñu ngi koy tollantiwaat mais bi yoon defe naa ni am nga ci gis-gis bu baax ci ginnaaw bi nga génne ci festival Wadane. bon damay wax ni rek bon festival Waalo yu passé yi moom c'est une vitrine. wax dëgg yàlla. loolu mooy suñu vitrine. parce que festival yi Waalo yu passé yëpp moom moo tax tey suñu liggéey bu eggee fii tey. si la bokk waaw boobu moo tax. waaw parce que foofu la ñu gisee liggéey bi. festival yii nag yu ñuy dem des villes historiques les villes anciennes. mën naa wax ni rek répétition la rek pour suñu festival yi. parce que man tey sama festival Waalo bi moom. waaw laa ni si moom répétition la rek. day nekk répétition parce que incha allah festival Waalo moom. bu waa Waalo yëpp wóyosee. comme ni grand Cheikh waxee nii léegi comme nu xam nga ñoom c'est. troisième édition ñoom duñ doon nelaw nun noo leen yëkkati nii. waaw ñoo leen yëkkati pour ñu jóg. incha allah troisième édition bi ñu ànd ak ñoom ñëpp ñu ñëw. jërëjëf jàppale ma topp nag man maay topp seen gannaaw. est-ce que man maay topp seen gannaaw. non xam nañ lu tax non damay topp seen gannaaw man damay topp seen gannaaw. non salaamaaleykum. c'est par modestie quoi. waaw on te comprend. parce que moom commencé naa
moom wax dëgg yàlla temps yi moom commencé naa féex. parce que déjà am naa Cheikh grand Maodo Gueye. ndeysaan maam Maodo Gueye. mi ngi sama gannaaw aussi macha allah ubbil ma bunt yi ni ma daal maa ngi nii yaamu moom. ak Aprolao dañ lay raccordé ak Aprolao commission culturelle. Aprolao moom beneen affaire la foofu laa waaw indiscutable. foofu moom sama Aprolao la. maa ngi dama leen di santaat rek. waaw parce que confiance bu ñu am si man. aussi jafe na. parce que lu toll comme festival mais da nga yaru nag am rigueur. lu toll nit boo mérité dara ñu jox la ko. waaw lu toll comme festival tey. ñu jël 4 éditions. ñu lay jox ñu lay delloo confiance bi nga dem toll ak festival ànd ak aussi di troupe ba nga troupe yi xam nga troupe ñëpp façon mélange nit ñëpp la. parce que mënuloo xam ku yaru ak ku yaruwul ak yëpp yaay yore ñëpp ba mu yore leen di leen aménager xam nga dafa metti dafa metti mais ñu jox ma confiance bu pare croiser bras di ma xool bu ma xam nga balaa may am contenté mooy festival bi jeex ñu ñëw ñu ne ma on te remercie jërëjëf kontaan nañu foofu la mooy objectif foofu voilà mooy objectif donc maa ngi leen di sant bu baax te aussi yow aussi Aprolao nga bokk aussi di fa def liggéey bu am solo aussi ñoo ngi lay sant bu baax parce que tey ba ma ñemee aussi yow si nga bokk jërëjëf lay ziara yaa ko moom waaw merci c'est pour toi waalo la waalo kon jaroo lak waalo yàlla na lépp antu lii laay wax à chaque fois doomaanu réew mi kenn ku nekk foo mun a nekk ci réew mi war nga mun a apporter dara une pierre ci gox-goxaat yi foo yeewoo rek war nga mun ne jéego bii de il faut je dois être productif Cheikh dama lay jox kàddu gi mais dafay ànd ak sa wax bu mujj waaw gis nga loolu bu ñu waxee waalo boo tuddee Gani di nga tudd Cambén mais ñoom ñëpp di nga tudd Kër Mor gi Dakar Kër Madické te lii ñuy yëngu tey Fass bu ñu ci paree ñëpp dañ ci yëg ci seen bopp incha allah tout le monde waaw ñëpp 24 wala 25 localités lépp tout le monde tout te loolu lu ñu bëgg te ñoo ngi ciy dox bépp villageois bi nga xamante ni ci gox boobu daañu fëgg foofu génne la incha allah mu doon une troupe nationale waaw national waaw loolu aussi xel war na ci nekk national artistes yaa ngi fu ne ñu ngi fu ne ci gox yi waaw troupe nationale kay loolu nag ginnaaw yàlla yéen ci war a téye incha allah ñu ngi koy xalaat nañ ko mi ngi ñor léegi mu ñor léegi ci moment bi nga xamante ni wax na ma lu mel nii dafa mel na ku ñu dugaloon ci benn boxus loolu dal di la génneewaat jërëjëf sant yàlla fiiraat sant yàlla di sant yàlla bu baax jërëjëf ci sang bi wax dëgg yàlla di fier doon waalo ndax lépp tey du tudd lu baax te xëccoo ci waalo mais nag cën li moom daal doo ci yëngal te sànni woo ci xorom jërëjëf Cheikh incha allah donc ay yoonu yoon yàlla na ko yàlla mottali fas nañu yéene nga toog fii ak ay production culturelle wala artistique yu am solo Babacar sa kalam bu ma ji bon sant yàlla bu baax aussi di sant sama waajur yi di nuyu sama papa sama soxna ak sama doom yi aussi di nuyu askanu wolof yëpp wax dëgg yàlla kontaan si ñoom aussi comme ni ko grand bi waxee rek fier si ni ma nekkee waalo kontaan naa si maa ngi sant yàlla aussi nu ma defee ma nekk waalo te aussi di ñaan askanu waalo yu fi nekk ñu am si affaire xam dara si affaire culture ak aada ak cosaan ak ñu am dara si astuce nu ñu ñëw ñu jàppale nu ñëw aussi wanewu nii fii lu ñu bokk tey nun réew mi noo ko moom Mauritanie suñu Mauritanie la nun noo ko moom fii lu ñu bokk ñoo ko moom duñ ko war suqali aada ak cosaanu suñu askan donc maa ngi ñaan daal ñëpp nu ñu ñëw ñu ku bëgg sax mën nu ko fekk si nun mën nuñu fekk si ku bëgg mën nu ñëw fekk si la pour rek suqali aada ak cosaan di la sant yow bu baax aussi fa tabarakallahu Babacar Diop mbokk yi am di jàmm yi ngeen jàkkaarloo leen seen télévision Al Mauritania lu may wax rek mooy wolof daf koy faral di wax doomi mbër jàngil bëre yàgg des na la mos a ñam loolu maa ngi koy jukkee ci li nga wax
jëmale ko ci doomaanu waalo yëpp nga xam ni ñi ngi fu ne tey ci réew mi ak ca bitim réew di leen ziyaara mbokk yi am di jàmm yi di wax ne rek bu ñu feeñaatee ci semaine bii di ñëw au cours de la semaine dañuy fàttaliku rek ci poñ bi nga xam ne maa ngi ciy dugg doyen notre docteur ya rahmatullahi taala alayhi tey ci ñeenti waxtu fa tabarakallahu yàlla dina ko indi incha allahu rabbi yàlla na fa ñëpp taxaw xam ne mbooloo dañ ko taamu aussi ci li nga xam ni moom mooy gunge am na solo lool incha allahu rabbi na mbokk yëpp nekk ci moom di ko jaal njiitu réew mi ak ñi nga xam ni ñoo bokkoon ak moom lang gi ndaxte c'est des autorités du pays haute autorité du pays responsable du pays le directeur de la TVM la télévision Al Mauritania ci réalisation ak ci caméra Ibrahima Idriss Wade seen émission pencum askan wi ñu àndoon ci ak Babacar Diop di un producteur artistique ak Cheikh Niang di un artiste ñu doon jukki ci festival Wadane ak la participation culturelle et artistique nga xam ni ñi ñoo nekkoon si gannaaw lépp rafet na ñuy jox dig daje incha allahu rabbi cette nuit grande nuit du Waalo incha allahu rabbi ak festivalu Aprolao bi nga xam ni en 3e édition ñu ngi ñaan njiitu réew mi li nga xam ni en grande pompe def nañ ko ca Wadane ñu def li ni mel ci festivalu Waalo en tout cas c'est une doléance au sortir de la 10e édition du festival de Wadane mbokk yam di jàmm yi yendu ak jàmm seen programme télévision Al Mauritania Ibrahima Idriss jox leen dig daje incha allahu rabbi àllarba bii di ñëw même heure même fréquence asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh